bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala rasulillah mbokki jullit yi mbokki taalibe yi mbokk aw umma islam bi yëpp kenn ku ne ñu ngi lay nuyu ci sa tur ak sa sant di la wax asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu di leen ndokkeel ak di leen ziyaara ci bisu Seydina Limaamu Laay bii nga xamante ni mooy 139e appel bu Seydina Limaamu Laay alayhi salaatu wa salaam ñu ànd seeg yéen télé bu mag fii ci LTV ñu fas yéene waxtaane ci maam Seydi kan mooy Seydina Issa Rouhou Lahi kan mooy borom Cambérène waaye kan mooy borom taax bu set bu sell bii mooy kan buñ jugee ci loolu dañu ànd ak yéen def ak yéen ay reportage dund ak yéen bis bi wax leen fan la Cambérène jugee ak Cambérène kan lañ ko sos kan moo fi njëkk a fanaan kan moo fi njëkk a nekk chef de village kan moo fi njëkk a doon imam loolu lépp incha allahu rabbi dinañ ko dikk ak yéen fii ci LTV incha allahu rabbi waaye nag dinañ fas yéene dalal ay kàngam yu mag ay boroomi xam-xam borom xam-xam yu sell yi nga xamante ne ñoom la alxuraan tuddee ulul albaab yi dinañ leen interview invité leen ñu waxal ñu lan mooy Cambérène ak kan mooy Seydina Issa waaye nag bu ñu fàtte ne dinañ wax ci thème bi thème mu appel bi ren dafa am solo ndax bu ñu fàtte ni commission scientifique saa bu ñu jëlee thème rek ñu ni bii moo dàq waaye thème mu ren bii macha allah nga xam ne dafay wooteeg jàmmug jullit ñi waaye nag woo yamul sax ci jàmmug jullit ñi waaye jàmmug àddina gi yëpp waaye nag dinañ ci fas yéene dalal ay kàngam ay membre commission scientifique bi ñu mën ñoo décortiquer lan mooy thème bi ak lan la ñu bëgg a wax ak kii nga xamante ni fii la ñuy ubbee tey ci Cambérène du yonent yàlla Issa naka la daan dundee thème bii ñu tànn tey moom maam Seydi kon incha allahu rabbi fas nañ see dikk ak yéen moom mii nag buñ fàttali mooy Seydina Issa Rouhou Lahi moom mii moo daan faral di wax naan man sama ñaanuk maam laa ndax bu ñu fàttali Seydina Issa maam Zakaria moo ko ñaanoon sunu borom waaye bi mu ko ñaanee sunu borom da kaa jox jigéen ndax koroog bi soxnaam sa ambee won na lor toll si fa jigéen ji toll koroog yonte yàlla Zakaria dafa ñaanoon yàlla ne que lii sama jabar ji ëmb lii sama soxna si ëmb maa ngi lay ñaan yow sunu borom yow mi kenn ki ñu kennal maa ngi lay ñaan kii ñu ëmb bu juddoo yàlla nekk góor mu gën a ci àddina doon jigéen Zakaria jaaxle te pourtant bi mu ñaanee yàlla sunu borom loolu sunu borom nee na ka nangul naa la sa ñaan incha allah rabbi dinaa ko def jigéen dinaa ko def góor waaye booba comprendre la sunu borom bëgg namm booba xamul la sunu borom bëgg namm bi yonte yàlla bi soxna Mariama gën a see àddina nag mu ni ko yàlla waxu ba la woon lii yàlla góor laa la ñaanoon yàlla li ko noppil waay man maa la gën a xam li ma def wallahu aalam bi maa wada waaw maa la gën a xam li sa soxna imbi waaye nag laysa zakaru kal unsa bul fàttali li ci jigéen bokkul ak góor waaye li ci góor it bokkul ak jigéen te man mii sax kii nga xamante ni moo gën a ci àddina man maa ko fa seenee tudd donc bis ni ki tey tuddee naa ko Mariama moom nga dégg alxuraan naan inni sammaytuha Mariama waaye yàlla bi mu ko tuddee Mariama ba pare yemul ci tuddee ko Mariama ba pare daf kaa tuddee Mariama ba pare ñaanal ko yàlla musal ko ci cet musal ko ci bët musal ko ci làmmiñ ndax xamoon na ni Mariama coow dina ko topp lu mu yàgg allah kulli xaalin coow dina ko jàpp moom nga dégg sunu borom naan inni u'iizu biha maa ngi koy musal si cat ak seytaane ak làmmiñ ak bët te loolu lépp incha allah rabbi dinañ si ñëw ñun ak yéen fii ci LTV fii laay yemale mbir mi incha allah rabbi dinañ si dikk ak yéen tasal leen ka wax leen kan mooy Seydina Issa Rouhou Lahi jaa ngeen jëf kon ñu dund ak yéen ambiance bi ñu xool tànt bi te del si waat ci plateau bi. mbokk yi ni ñu leen ko waxee woon ni ñu leen ko diggee woon ci loolu la ñu nekk ba tey ndax LTV bu ñu fàtte ni li neex askan bi rek si lay dox incha allahu rabbi ak li neex sunu borom waaye du ñu def lu dul di leen bégal dund ak yéen événement bu mag bii nga xamante ni c'est 1883 ngeen baal ma si la Seydina Limaamu taxee woon ni fii aaji boo daa yàllaahi waaye tey ku xool mbooloo mi xam ne ñëpp ñëw na ku xool mbooloo mi xam ne wii si nañu ndeysaan ñëpp a ngi maase sol lu weex nga xamante ni Imam Ghazali looloo doon na wax naan waa kër Limaamul Mahdi boo leen bëggee xam rek si baat yi gële ni xamee
mooy libaasuhum abyad wa qawluhum laa ilaaha illallah seen yére dañuy weex tàll waaye foo leen fekk na ngay wax kalimatu laa ilaaha illallah ñu toog ak kenn ci membre commission scientifique ñu toog ak moom fas yéene kaa laaj bu fekkee ñu ñëw décortiquer lan mooy at-tamaasukul ijtimaa'i asaasu silmi wa rafaahiya mooy thème ren bi nan ñu toog ak Ibrahima Ndiaye bu fas yéene ñoo waxtaanal leen na fexe ñu ñoo tëjal thème bi incha allah rabbi waaye ci baatum nasaraan ndax bu ñu fàttali ne LTV dafa wër àddina ku nekk ay seetaan kon Ibrahima dañu bëggoon nga tënkal ñu rek ci thème bi en français lan moo tax commission scientifique jël thème bi ren ak lan ngeen ci namm ak lan ngeen bëgg a waxal àddina bi yëpp bismillah. alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalam ala rasulillah. Nous sommes aujourd'hui à Yoff, célébrant le 139e anniversaire de l'appel de Seydina Limamou. Le thème choisi cette année par la communauté layène et les membres de la commission scientifique est la cohésion sociale, fondement de la paix et de la prospérité. Ce thème vient à son heure. Dans un monde plein de troubles, dans un monde où les guerres sont le lot quotidien de l'humanité, la cohésion sociale, fondement de la paix et de la prospérité, est un thème qui vient à son heure. Si la commission scientifique a choisi ce thème, c'est parce que Seydina Limamou a apporté la solution au monde pour que la cohésion sociale soit une réalité partout dans le monde. Au sein de la communauté Ahlul Laye, Seydina Limamou nous a enseigné à vivre d'une manière égalitaire. La tenue blanche que nous portons aujourd'hui symbolise l'égalité de tout le monde devant Allah. Nous sommes tous égaux. C'est pourquoi aujourd'hui, tous les Layènes portent une tenue blanche. Avec la tenue blanche, on ne peut pas remarquer le riche et le pauvre. On ne peut pas remarquer celui qui a un patronyme supérieur ou inférieur. Il nous a imposé le La ilaha illallah dans nos salutations. Nous nous saluons tous par Laye Mamadou Mokhtar. C'est là aussi un signe d'égalité, un signe qui renforce la cohésion sociale. Seydina Limamou nous a enseigné aussi la paix, la tolérance, sans laquelle aucune cohésion sociale n'est possible. Si un Layène adopte les prescriptions de Seydina Limamou, il ne pourra jamais avoir de turbulence dans sa société. Car Seydina Limamou nous dit, si quelqu'un vous prend dans la rue, prend votre chapelet, casse votre chapelet, Seydina Limamou, qu'est-ce qu'il nous dit? Ramassez les perles de votre chapelet. Si celui-là vous interdit de ramasser ses perles, laissez les perles et allez vous chercher un autre chapelet. Ça, c'est un grand signe de paix. Et nous croyons, nous Layènes, que si les prescriptions de Seydina Limamou sont adoptées, sont vulgarisées, la cohésion sociale sera vraiment une réalité partout. Et Baye Laye alayhi salatu wa salam a la solution pour ces troubles qui secouent le monde. Seydina Limamou nous a instruits de vivre en paix, en solidarité, dans la paix. Un événement qui s'est passé à Ngaham, où certains talibés de Seydina Limamou avaient quelques incompréhensions avec des talibés de Seigne Touba. Seydina Limamou a écrit une lettre à l'endroit de ces talibés. Il leur a dit, vous êtes tous des musulmans. Entre frères musulmans, il ne doit y avoir aucune inimité. Que chacun suive les enseignements de son guide. C'est un signe fort, un symbole de cohésion et de tolérance. Seydina Issa alayhi salatu wa salam a matérialisé cette cohésion à Cambérène.
En faisant quoi? Dans la construction des concessions à Cambérène, Seydina Issa a fortifié cette cohésion avec une architecture unique au monde. À Cambérène, les concessions sont construites en forme de U. Cette forme de construction, où toutes les maisons s'ouvrent dans la cour, où le chef de famille est face à toutes les concessions, et dans ces formes de concession, tous les problèmes sont réglés à l'intérieur de la concession. Le riche et le pauvre ne se remarquent pas à cause de la solidarité qui règne dans ces concessions. Et ça, Seydina Issa l'a fait et l'a institué à Cambérène. Donc, tout ce que Seydina Limamou avait donné comme forme de vie et de cohésion, Seydina Issa l'a matérialisé dans sa vie de tous les jours à Cambérène. Et allant plus loin, Seydina Issa Rouhou Laye a formé à Cambérène des masses. Et dans ces masses, ces classes d'âge que Seydina Issa a créées, il y avait une solidarité extraordinaire au sein de ces classes d'âge. Tous les problèmes se réglaient entre classes d'âge. Au sein des daïra aussi, il y avait une solidarité extraordinaire que Seydina Issa a mis en place. Donc, tout cela entre dans le thème de la cohésion que Seydina Issa a instauré à Cambérène. Donc, en gros, pour résumer, on peut dire que la cohésion sociale que Seydina Limamou a mise en place a été instituée par Seydina Issa Rouhou Laye. Et si le monde aujourd'hui prenait exemple sur Seydina Limamou et Seydina Issa, les problèmes du monde d'aujourd'hui seront réglés grâce à la cohésion sociale que Seydina Limamou nous a installée. Machallah rabbi yaakaar naa ñu ñëpp kontaan nañu dégg nañu jërëjëf ni ko góor Ibrahima Ndiaye waxee si thème bi mais machallah rabbi kon ñun ak yéen inchallah rabbi ñooy fas yéene ànd ak yéen fii si LTV lépp bu soobee yàlla Yonent bi dara du leen si umpu bismillah ñun ak yéen comme ni leen ko waxee dara du leen umpu inchallah rabbi si appel bi ñu ngi fas yéene dalalaat sunu beneen gan di sunu papa di sunu maam koo xamante ni taarix la si diine ji dañu koy fas yéene laaj mu tënkal ñu lenn si cosaani Cambérène waaye tamit mu waxal ñu tuuti si kan mooy Seydina Issa Rouhou Laye papa ñu ngi lay nuyu di la ziar. jërëjëf ah li nu mën a xam te mën koo wax moo di 1914 le Seydina Issa sos Cambérène gii ci booru géej peste bi nga xam ne yàlla def na moo doon ñetteel bi nga xam ne moo kii la ko yàlla dimbalee ba mu dem toxal Cambérène fi 1914 ba mu yàlla defee mu toxal Cambérène 1914 nag ah la fi def loo xamee ne itam alhamdulilahi rabbil alamin diine ji xam nañu ne borom diine ji jël na mbiram ni ko Seydina Limamou waxe woon ndax Seydina Limamou dafa leen waxoon ne ah maa ngi ñëw di feddali li ma yàlla sant waaye nag yar leen seeni doom ndax Isaama Ndaw bu ñëwee dina soppi jamono ba mu tiimee bàyyi mi daf leen ne kii du may waxi waxam ndax yàllaa ko wax ba pare waaye ku ñëw taxoon muy ñëw xam nga leen ne Seydina Limamou dem na tey waaye ku fi yàlla taxoon a ñëw mu ngi fi te du fi jóg loolu la jëkkee ñaareel ba mu sos Cambérène bu ñu koy xam nun ndax maa ngi woon ca daara ja 1946 alhamdulilahi rabbil alamin juróom-ñaari ëtt fi amoon kër gu mag nekk juróom-ñetteelam yàlla defit alhamdulilahi rabbil alamin Cambérène nekkoon dëkk boo xam ne ah dëkku gàddaay la yàlla defit tubaar fa kàlla mu def ko ba nii nga xamee ne noonu la defoon xeet yi ku ci nekk mu nekk kii
Njaambur nga fi woon Waalo ngi fi Lébu gaa ngi fi Pël gaa ngi fi noonu la ko taxawale ñu déggoo lool ñu nekk nit koo xamee ne yàlla dimbali nañu ba nga xamee ne alhamdulilahi rabbil alamin jore na dëkk bi ba 1949 ba muy dem Cambérène di beneen dëkk kon nag laaj nga loo xamee ne Seydina Issa bii tëdd fii day moom ci boppam nee na jógewu fi te jógegu fi moom maam Seydi ci boppam nee na Cambérène xam leen ne man Seydina Issa jógewu ma fi maa ngi ci seen kanam te duma fi jóg kon nag yal na nu yàlla jàppale ba li nga xam ne moom la santaane Baye Laye santaane wu koon nu nekk ca yal na nu ko yàlla ci fayal yàlla na nu ko yàlla fayal loolu daal ci gàttal laa la mën a kiyeen bu soobee yàlla macha allah rabbi kon gis ngeen ko noonu jërëjëf góor gi noonu comme maam Seydi gi jóge fi maam Seydi jógewu fi mi ngi fi ba tey kon jërëjëf sunu papa ji leeral na lu bari si cosaani Cambérène waaye dégg ngeen fi mu daanalee muy kaddu gu yéeme nee na maam Seydi moo leen daan wax naan jógewu fi maam Seydi daan na wax naan bu fi jógee muy ëpp doole ginnaaw mooy gën a yéeme ka bi fu nekkee waaye bu ñu jàpp ni yàlla wax na ko si alxuraan bu leen jàpp ne ñi nga xam dañoo dee si yoonu yàlla dañoo génn àddina deewuñu moom la paa bi tënk kon ñun ak yéen incha allah rabbi ba keroog appel bi di jeex waaye tey fii ñu ngi ci Cambérène nga xamante ni mooy buntu baayam moom maam Seydi moo daan wax naan man maay buntu sama baay ku ma gisul man Issa du gis sama baay te gisul sama baay doo génn doo jàll yow mal xiyaam kon mi ngi noonu loolooy sabab bi tax ñuy ubbee Cambérène bu ngoonee ña nga fa seenee dem fële ci Ngor waaye suba nag mooy yëfi suba mooy yooyoor gi Baye Laye taxawee woon ni aji boo daay laay incha allah rabbi ñun ak yéen waa LTV duñ ci bàyyi dara incha allah rabbi kon gars yi ñu xoolaat dundaat tànt bi tuuti te jéem a fa seenee recevoir sunuy invité incha allah rabbi salaamaaleykum addina salaamaaleykum Sénégal ñu ngi sant yàlla di julli ci yaakaaru jaam ñi Seydina Imam Laye Al Mahdi ñu ñëw tey jii fi nga xamante ne fii la ñuy ubbee woote sang bi Seydina Imam Laye Al Mahdi fi nga xamante ne mooy xabru yonente yàlla Issa ñi ngi fi taxawal kenn ka nga xamante ne mooy tonton Mamadou Ndiaye tonton ñu ngi lay nuyu. ñoo ngi leen di fay bu baax. waaw papa noo gisee woote bi. sant yàlla rek di gën a julli Seydina Limamou Mahdi Montazar di yonente yàlla bi yàlla yónni te muy dëggit te at bu jot ñuy gën a gis xéwal nit ñi di gën a bare ba kenn du fi mën a am sax foo jàll kon nag dañuy gën di sant yàlla di gën a sant Seydina Limamou di sant it sëtam bi Seydina Ablaye di ñaan yàlla may ko gudd fan ak wér ba mu gën a ñu gunge si àddina waaw kontaan nañu trop si affaire bi am waaw. waaw papa gis nañ na chaque année woote baa ngi gën a dox nit ñaa ngi gën a bari ban jàngat nga ci am ak bés tey bii nii tali bi xat na kenn amul sax foo mën a taxaw. waaw xam nga lii dëgg moom loo xam ne ni dëgg la day gën a yokku rek te kanam la jëm ndax su may Seydina Limamou wootewul ni wàllu yi la wootewul ni xutbu la dafa woote ni yonente la ni mën a dem ba mën a tey kooku jeexal na wax dafa fekkee nit ñi ñoo compliqué rek waaye boo gisee mbooloo mi chaque année muy gën a yokk kooku wax yàlla la moom du dañ mukk si àddina waaw. jërëjëf papa kontaan nañ. jërëjëf kontaan naa ma seen. jërëjëf waaw comme suñu papa Mamadou ni mu ko waxee Baye Laye alayhi salaam yonente la woote kon tey jii nii lii wane na ko woote bi day gën a dox chaque année muy gën a dox nit ñi di ci teg seen bët kon Limamou dama bëgg ñu ànd ñu dem ñu jëlaat yeneen reportage si ay yeneenu personnage incha allah. ba léegi yéen a ngi ànd ak li nga xamante ne mooy LTV instant maa ngi taxaw ak nga xamante ne Ami Ngom la tudd Ami maa ngi lay nuyu. waaw maa ngi lay fay. Ami noo gisee woote sang bi fi nga xamante fii lañ ko ubbee mooy xabru yonente yàlla Issa ak mbooloo bi mu bare. xanaa rek ñu ñëw ziyaare si. indi suñuy addiya jox ko sëriñ bi. ñu daal di koy wuy si rek. waaw. ndeysaan ndax Baye Laye alayhi salaam bi mu wootee ak léegi yàgg na te biñu gisee ba léegi mbooloo bi mi ngi gën a bëri kon lu yàgg dëgg la. kon actuellement nii loo gisee tey actuellement tey la ouverture bi xabru yonente yàlla Issa luñ ubbee nii te des na Ngor suba yor bi mooy Yoff ngoon gi cérémonie officielle bi tey léegi ban jàngat nga ci am. xanaa kontaan rek. waaw kontaan rek parce que mbooloo mu doy nii su nekkente ni am na. xam nga ni lii du ay jaaxaan. woote bi dëgg la. su nekkoon ay jaaxaan mbooloo bi du doy nii. waaw kontaante rek laa ci am ak xol bu sedd ak sant Baye Laye Seydi. instant bi yaa ngi LTV looy wax àddina. maa ngi wax àddina ngeen di seetaan LTV. te bu
ndeysaan xol bee sedd ndax tey la sang bi ne woon xam nga woote bi tey la woon daal instant xol bi daa sedd kon ñu ngi lay jaajëfal. merci di la nuyu instant bi yaa ngi nii ci LTV ca kaw ca kanam. ñoo ngi Cambérène ba léegi fi nga xamante ne fii lañ ubbee woote sang ba xayru naas maam libaas njiin gën foofu maa ngi taxaw ak suma papa suma tonton suma xarit tonton Seydina tonton maa ngi lay nuyu. mu ngi lay ziar wér a wér di la dalal jàmm. tonton actuellement nii gis nañ woote bi mi ngi dox Cambérène chaque jour day gën a saturé ak yow gan yi ngay recevoir sa kër ak lépp noo gisee woote bi ak ouverture bi nga xamante ne fii lañ ko defee si sa xabru turandoo. Cambérène moom wax dëgg yàlla nit ñi bari nañu. woote bi nit ñi wéyu sunu mais mbedd yi xat na. Cambérène bu nu état bi mënoon jàppale ñu luti si dëkk bi. de mbedd yi yaatu nit ñi mën a jàll loolu moom moo des si appel bi daal. foog état jàppale nu ñu luti si sunu dëkk. ndax gan gi mën dugg ñu leen neexee mais fii bu appel bi ñëwee ñëpp ñooy am problème pour accès. loolu moom vraiment mooy problème mu Cambérène daal waaw. actuellement ni papa yaa ngi nii fi nga xamante ne mooy LTV instant bi yaa ngi jàkkaarloog àddina looy wax waa àddina. ni leen appel bi moom borom bu mu ko wootee 139 années. loolu moom du lu ñuy waxaat daal. ñun daal ñu ngi si ba ku ñu fekkan su 139 ans xanaa même bu fekkoon ay niin la yàlla àllak nañu xanaa laa yaakaar. mais muy gën di wér di gën di wér. kon nag àdduna muy Sénégal war nañ xootaat Seydina Limaamu li mu woote mooy lan. parce que boo doon ay niin ñun ñii duñ fa judd ba koy fekke ba ay juróom benn fukki at te fekke wulu sax Seydina Issa sax jotuñ kaa gis malgré moom lañ ñu tudde kon nag tey woote bi daal ñun ñu ngi si te incha allahu rabbi day gën a jëm kanam rek te loolu moom kenn mënu ko téye moom parce que yàlla moo ànd ak Seydina Limaamu te loolu lu wér a wér la moom lu wér a wér loolu waxatuñ ko daal waaw. jërëjëf tonton Seyna nañ la bàyyi nga dem dalal gani jërëjëf tonton waa kon ba léegi yéen a ngi fii nii si seen chaîne LTV dañuy bàyyi antenne bi xam naa léegi maam Seydi génn mu dalal ay invité am incha allahu rabbi ñu eggalee suñuy reportage fii si LTV. bismillah comme ni ñu leen ko waxee woon ñu ngi àndaat ak yéen di dalal kenn sunu gani di sunu papa Maxalu nga xamante ni kàngam la si diine ji waaye historien la it si diine ji dañu koy fas yéenee laaj at-tamaasux al-ijtimaa'i asaasu silmi wa rafaahiya lan nga nu si mën a wax ak lan la ci Seydina Issa def fii ci Cambérène moom maam Seydi nga xamante ni moom la ñuy ubbee tey fii ci Cambérène si xabroom bu tedd bi ñu bëggoon nga waxal ñu lenn na si thème bi waa commission scientifique tànn ren nga wax ñu it tuuti si maam Seydi lenn na lañ ci xam si naka la daan dundee thème bii ñu tànn tey bismillah. ma si yaakaar rek mooy li ma la wax sànq pour ñu dégg ñu dama xaw a jafe waaye ñu wax si suñu àq xëy na mën nañu bañ a sori lool ci thème bi waaye ci Seydina Issa moom alayhi salaam mën nañ ci wax ne dafay ko am solo ci wooteeg Seydina Limaam alayhi salaatu wa salaam li tax mooy moom ci boppam dafa nekk ku ñu xaaroon ak dellu seen ci biir xaar gi ñu doon xaar dellu seen mu bokk ci itam ne mu war a doon mandarga ci imaamul mahdi alayhi salaatu wa salaam dinaay faral di wax ne li gën a neex ci mbiru Seydina Issa mooy moom ci boppam yàlla def ko mandargaale ci alquran beneen ndaw bu fu Seydina Issa taxaw ma nga fa ba boo demee ci rañaanu yonent bi sax sallallahu alayhi wa sallam ba muy dem ci ñaareelu asamaan ka koy seedeel ma nga fa moo tax may wax ne xëy na dana nuroog lu jafe ngir dëggal Seydina Limaam waaye nag boo seetloo danay yomb ndax ki koy dëggal dafa am ku koy dëggal xam naa loolu du xaj ci waxtaan bi waaye moom Mame Seydi danaa ci wax rek ñaar ndax dafa am malheureusement ñu ma invité dinaa ci wax ne boo ñëwee fii tey man bi may ñëw fekk naa fi benn photom bu yéeme bu doy waar xaw ma nag lu tax ñu def ko fi waaye dafay photo bu yéeme ndax ak digle bu mu joxoon waa këram ci gennu jamono buy ñëw baayam teg ci loxoom alquranul karim moo tax ma doon wax jaam yàlla yi ne moytu leen photo ay Mame Seydi ndax du nit kuy wane boppam soo ko fekkee mu toog photo wu te photo bi boo leen yeboo ngeen jël ko bala ngeen di dem
ndax di nga gis ne xoolul téere bi dafa ubbi téere bi waaye ki koy foto lay xool njàng daf ci nekk la muy wone mooy téere bi mu ubbi te waxoon ko waa xeetam démb ne ca geenu jamono baayam dana ko ubbil téere bi mu mënul ubbi tey moo tax muy ko am solo ci mbir mi xam naa bu ñu ko yàlla mayee comme tey dafa xaw a xat ñàkkul di ngeen ñëw xunt ba mbooloo di ngeen ñëw Yoff suba su boobaa dinaa leen may pàcc mu gën a yaatu ñu mën a waxtaanee ci Seydina Issa waaye daal dañu xam ne ku am solo la ndax démb moom moo junj baayam ne mu ngi ñëw yéen ñëpp jàng ngeen ko ci alquran inni rasulullahi ilaykum musaddiqan lima bayna yadayya min at-tawra wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu ahmad lee ñu bari umpale nag te loolu mooy metti jaam yàlla ñi mooy ne ni mu junjee baayam ne mu ngi ñëw noonu la alxuraan waxee itam ne ndekete moom mooy doon doonay baayam waaye nag ñun suñu problème ñun li jiitu ñu nit ku ñuul mbala waa Sénégal précisément mooy dañ dul ay arab ba tax na ñaaree arab bi sax danañu tafsiral alquran loo xamante ne dëppoowul ak li yàlla wax te du ñu mën a seet xam ne li dëppoo na mbala dëppoowul waaye ñàkkul comme ni ma la ko diggee suba bu dee toog nañu dinañ la fàttali ne yàlla muy wax ci alquran afa man kaana ala baynatin min rabbihi wa yatluhu shahidun minhu wa min qablihi kitaabu Muusa imaman wa rahma ulaika yuminuuna bi ila axiril aya suñu ko yàlla mayee mu gën a yaatu nañ la ko tafsiral nga xam ne foofu la yàlla di junjee yontu yàlla Isa fi muy wutee baayam jëmm jooju moo tëdd fii alayhi salaam wa innahu la ilmu saa fala tamturuna biha mu bëri ay wax lan nga ñu si mën a leeral rek lu toll benn une minute incha allah. turam rek xam nga saa dafa bokk yax ak benn baat Yasuwa dafa am loo xamante ne bari kon na ku weddi Seydina Limaam te lijjanti waloo loolu ndax jëmm ji tudd Isa tëdd fii yaayam musu ko wooye Isa déedéet Yasuwa la tudd alquran moo ko tuddee Isa ndax xam yàlla buy wax day wax id qaala Isa bnu Maryam waaye yaayam musu ko tuddee Isa yahud la moom Mariama musul tuddee Seydina mi Isa Yasuwa la koy tuddee mooy Jésus bi ngay dégg waaye dafa am lu mu leen waxoon la mu leen waxoon moom la yàlla indi ci turam waaye boo delloo ci saanu tur bi di nga gis ne Yasuwa jooju dafa jóge ci baatu saa moo tax moom mandargay saa la ca turam démb bala muy feeñ la doon mandargay saa dinañuy firi nag ne innahu la ilmun li saa ne alquran la mën nañ ko dégg waaye nag wala tamtarun na bi yàlla wax boobu am na feneen fu muy wax ak keneen ku dul ñun yonentam lay waxal naan ko bul am sikki sàkk ci dellu sig yonent yàlla Isa fala takun fi mirya min liqaayi Isa min liqaayi Muusa wax na ko ci yonent yàlla Muusa waaye wetam wax na ci yonent yàlla Isa fala takun fi mirya fala kon ilmun saa boobu mu doon maam Seydi mi lay dollu boo ko delloo ci turam moom lay dellu waaye que ba delloo itam ci axiri zaman gannaaw mandar gi gën a rëy ci axiri zaman imaamul mahdi la te imaamul mahdi mandargaam gi gën a rëy man doon yonent yàlla Isa mën nga dégg ne innahu la ilmun li saa jëmm ji tëdd fi moom lay wax Seydina Issa Yasuwa la ko yaay bu sana wooye waaye alxuraan la ko tuddee yonent yàlla Issa sunu papa Makalu professeur Makalu moom la ñu leeral noonu ñu am si exclusivité kon li ñu leen ko waxoon ñun ak yéen incha allah dinañu ànd fas yéene dalalaat yeneen invité incha allah rabbi ñu dund événement bi te dellu si waat ci plateau bi incha allah. ñu ngi àndaat ak yéen ni ñu leen ko waxee woon fii si LTV ñu fas yéene dalal sunuy gan di leen wax ni di leen fàttali. ñu ngi si 139e appel de Seydina Limaamu Laay alayhi salaatu wa salaam ñu ànd seeg ay kànkam yu mag ay boroomi xam-xam waaye di ay ndaw ndax bu ñu fàttali Seydina Limaamu Laay alayhi salaam dafa am lu mu waxoon muy wax ju yéeme dafa ni woon diina ja ba ñëpp ni waaw mu ni xale ya tey bu ñu del ci waatee ay xale yu ndaw dooni kàngam jàng ba macha allah rabbi kenn nañu dalal ci kenn si tey si membre commission scientifique bi ñu fas yéene kaa laaj. mu bokk ci commission scientifique donc dañu gis leen ngeen tànn thème bu am solo muy at-tamaasukul ijtimaa'i asaasu silmi wa rafaahiya donc thème boobu noonu
lan nga ñu ci mën a wax ak lan la ci Baye Laye alayhi salaatu wasalaam jàngale. asalaamaaleykum wa rahmatullah alhamdulillahi allazi lam yazal wa salaatu wa salaam ala sayyidina wa mawlana Muhammad alayhi salaatu wa salaam. Oustaz ñu ngi lay ziar vraiment di kontaan trop ci invitation bi parce que daaw rek defoon nañ ko fii di sant yàlla may ñu fekkee ko ren di ñaan tamit fekkee di gën a kon ne yàlla may ñu ak wér. waaw da nga laaj question bu am solo parce que da nga ma laaj thème bi lan moo tax mooy atamasukul ijtimaa'i wa asaasu silmi wal rafahiya maanaam ak tàppoo ak booloo moom mooy base bi nga xamante ni moom moo war a indi jàmm ak base bi nga xamante ni moom lañ war a meññee suñum réew boo xoolee dañ koy commencé ci alquran ndax yàlla daf ni yaa ayyuhan naas inna xalaqnaakum min zakarin wa unsa wa ja'alnaakum shu'uban wa qabaa'ila li ta'aarafu inna akramakum inda allahi atqaakum kon boo xoolee ci aaya boobu ak saar bi mu nekk muy xujuraat boo xoolee aaya ci commencé yaa ayyuhal lazina yëpp amanu la ci yàlla teg ba mu des aaya boobu yaa ayyuhal lazina amanu la ayyuhal lazina amanu laa yasxar xawmin min xawmin boobu mu ngi ci yaa ayyuhal lazina amanu izaa jaakum faasiqun bi naba'in kazaalika mu mais bi mu ñëwee ci yaa ayyuhan naas inna xalaqnaakum min zakarin wa unsa la ci teg mooy lan mooy man yàlla yéen nit ñi dama leen a bind def ci yéen ay xabaayila maanaam moo am ay xeet mu am tamit peuple boo xamante ne xeet yooyu fa lan meññee ko mu ni lan moo tax ma bind leen def leen noonu mooy li ta'aarafu ngir ngeen xamante moo tax bi islam ñëwee li mu commencé mooy dafa jël li ñuy wax racisme unsuriya daal di koy génnee ci li nga xamante ni moom moo di nit ñi doomu aadama yi wan leen ni ñëpp benn lan ki gën ci yéen mooy ki nga xamante ni moom moo gën a ragal yàlla bis bii nga xamante ni moom lañ koy feetee muy nga xamante ni muy tolloog 139e édition ci appel bi ci woote ba Seydina Limaamu wooteeg léegi depuis 1883 tey ñu jël ci thème bi boo xoolee Seydina Limaamu alayhi salaatu wasalaam maanaam dundam yëpp daf ko jël ngir boole nit ñi génnee nit ñi ci réer dugal leen ci li nga xamante ni moom moo di ak leer boo xoolee bi mu fiy ñëw fekkoon na fi ak ceddo goo xamante ni jëloon nañ ay aada yu bon dugal ko ci diine foog ni ci diine la bokk te fekk bokkul ci diine Imam Sakhir wax na ko ci premier discours bi nga xamante ni defoon na ko ci appel bi boo xoolee Seydina Limaamu lim jëkk a teg li nga xamante ni dafa réussir torop mooy al intisab ilallaahi maanaam dafa jël li nga xamante ni moom moo di ñëpp mun leen bàyyi leen seeni sant daal di sant laa ilaha illallah parce que bu njëkk boo xoolee nit ñi buñ la daan nuyu daal lay laaj sa sant nga wax leen sa sant dinañ xam yow fan la ñuy yem ak yow imma ñoo la gën wala yow yaa leen gën Seydina Limaamu xam ni loolu lu garaaw la ci ab peuple moo tax mu teel kaa dindi daan ni nañu bàyyi sant yëpp santallaahi beneen bi muy boo xoolee ci appel bi presque ñëpp yam ak solin lan la ci jublu woon mooy kenn di bañ a xool sa morom ni maa la gën li ma sol wala maa la dàqale wala nangam dafa bëgg ñëpp di nekk musaawa ñëpp di tolloo bu ci jàngale bi boo delloo ci li nga xamante ni moom moo di xutba yi bi mu ne inna diina nasiha diina mooy laayante biir boo xoolee daf ni nasiha ci juróom yi mu ni lillaahi mooy ngir yàlla da ngay di nasiha ngir yàlla lillaahi mooy lan mooy nga gëm ko kennal ko xam ni moom mooy ki nga xamante ni moom moo bind jàmmi lépp lu am moom moo ko amal jamil mbali beneen bi wali rasulihi mooy nga gëm ni yàlla moom moo yónni yonente bu tedd muy sallallahu alayhi wa sallam muy tëdd fii nga xamante ne moom moo di jàmmalaay Yoff Seydina Limaamu beneen bi moo ni wali kitaabihi maanaam nga jàng alxuraan ba pare di jëfe la fa nekk ndax alxuraan tere ko digle rek moo ca nekk beneen bi mooy wali a'immati diin a'immati diin bi nga ko waxee Seydina Limaamu dañ ni an tuhibbahum wa tattabi'ahum wa an tu'inahum ala amri diini mu ni nga bëgg leen ba pare nga daal leen di topp ba pare li nga xamante ni dañ ciy digle nga daal di ciy taxaw ba pare di ko digal nit ñi mu ni wali amatil muslimin bi mu ñëwee ci amatil muslimin mu ni an tuhibbahum jami'an kama xaala rasul sallallahu alayhi wa sallam al muminu yuhibbu al muminina wala yabghad ahadan minhum Seydina Limaamu daf ni buñ ne nasiha laayante biir ngir ñëpp ñi nga xamante ne ñoo jullit mooy nga bëgg leen ñoom ñëpp ndax yonente bi alayhi salaatu wasalaam dafa wax daan ni ab jullit dëgg-dëgg day bëgg moroomu jullitam ba pare du bañ kenn ci ñoom muy imma ni nga mel ak ni nga ñàkk a mel nit ki bu fekkee ni dafa yor jikko ju neexul taxawaay ba nga xamante Seydina Limaamu alayhi salaatu wasalaam taxawoon na ko di leen dindi noonu nga war a taxawee mais pas nga koy bañ boo xoolee
yonent bi daf delluwaat daan ni laa yuminu ahadukum xataa yuhibba li axihi kama yuhibbu li nafsihi mu ni benn nit du gëm lu dul dafa bëggal moroomu jullitam li nga xamante ni moom la bëggal boppam. kon boo xoolee li nga xamante ni moom mooy tamaasuku ijtimaa yi nan la war a indee jàmm ak ni ko Seydina Limaamu alayhi salaatu wa salaam jàngalee comme li ma la wax dafa nekk nit koo xamante ni bi mu accès ci woote li mu réussir mooy dafa commencé ci ñaar mooy dafa commencé di digle ak di commencé di tere. sëñ Abdallah Sylla waxoon na ko ca diwaan ba waxoon na ci digle moo nekkoon koo xamante ne am maarun la mooy koo xamante ni day digle ak koo xamante ni naahi la ak koo xamante ni day tere Seydina Limaamu noonu la ñëw taxawee. boo xoolee gis nga fitna yi ci ëpp ñun jullit ñi suñu biir lay da lan moo tax loolu danoo war a xoolaat lan moo tax gis nga thème bi li tax ñu indi ko maanaam daf ci bokk loolu danoo xoolal jamono ji fi mu toll maanaam nit ñi féewaloo gi ci nekk raayante gi ne suñ biir te lépp boo waxee ñu ni jullit ñi te islam dafa nekk loo xamante ni bu dàqul fitna waru kaa indi kon naka la ab jullit mën a taxawee li nga xamante ni moom moo di message bi may jàllale mooy surtout Sénégal fi mu toll actuellement maanaam kenn ku nekk di jéem a xëcc di yëgal fi nga nekk tey suufal ña sa des fitna gu war a moytu la oustaz damay wax gis nga guerre yi ci àdduna bi yëpp boo xoolee jàngat yi ci ëpp ñaar yi moo ko indi mooy njëkkante nguur te Seydina Limaamu dañu kaa tere woon wala takaasaru maala dunya bal takaasaru xayral axira Seydina Limaamu daf ñu woon bu leen xëccoo alali àddina lépp nguur gi ci la bokk leneen ak leneen ci la bokk xëccoo goo xamante ne indi féewaloo lépp ci la bokk mun ne xëccoo leen njëwuk yàlla mooy alaxira gis nga boo xoolee Seydina Limaamu loolu mu ñu tere woon li tax mu tere ñu ko mooy lii fii ñu toll tey pour ñu mën kaa moytu beneen bi mooy gis nga alxuraan comme li wax inna akramakum indallahi atqaakum ki gën ci yéen mooy ki gën a ragal yàlla ki gën yàllaa ka xam ñun taalibe yi wala ku mën a doon mënuñoo wax kenn moo gëm mënumaa fi ma nekk gën mënumaa fi ma keneen Seydina Limaamu loolu lañ jàngal xoolal li nga xamante ni jamonoom taalibe amoon nañ ñu ci amoon su tafahum maanaam ñàkk compréhension ba muy indi xub lan la waxoon yéen mbokku jullit yi la wax jullit ay moromam na ngeen bëggante kenn ku nekk jël ci sëriñam li nga xamante ni moom la ko sëriñam jàngal ñun jamono yi foofu lañ toll mais tollootuñ ci ay xasante tollootuñ ci ay sànninte xeer nañu bëggante te dox ci li nga xamante ne moom la ñu yàlla digal ak yonenteem bi ndax dinañ mën a am mucc ci àddina ak mucc ci àllaaxira te ni muñalante te jàppoo bu baax te wax dëgg fa yàlla di kontaan torop ci yéen vraiment liggéey bi ngeen di def rafet na liggéey bi ngeen def rafet na torop ndax programme bu am même YouTube bi dama leen ci suivre chaque jour nga ciy def ay waxtaan yu am solo vraiment yàlla na yàlla yokk xam-xam bi guddal fan wi yokk télé bu baax a baax ba mu doon bay doon ay canal yu mag a mag asalaamaaleykum wa rahmatulah jërëjëf. macha allah oustaz kontaan nañu trop daanaka fa kullu yaamul ala shakilatihi loolu la alxuraan wax kon mbir maa ngi noonu ni ñu leen ko waxee woon incha allah rabbi noonu lañ dafa mel ni Mamadou Lamine mooy ñëw noonu ànd ak ay rakaam Mam Libaas imam Mamadou imam Makhtar ak ay jarbaat ak mi rakaam dafa mel ni ñoom ñooy ñëw ñooñu ni ñu leen ko waxee woon fii ci LTV incha allah rabbi ñun ak yéen ba keroog géej gi neex wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. ñoo ngi ba léegi fi nga xamante ne mooy Cambérène fi nga xamante ne woote bi fii lañ koy ubbee chaque année maa ngi nii dalal suma xarit suma grand Seyna mais balaa ma koy laaj ki muy yëkkati muy xale bi moom laay njëkk a si karal ma dégg ma raw si kar Seyna maa ngi lay nuyu. waaw maa ngi lay ziar. actuellement nii gis nga woote bi mi ngi gën a dox. gis nga Cambérène ni mu xatee. ban jàngat nga ci am. non sant yàlla bu baax. sant yàlla bu baax di junne ci Baay Laay alayhi salaatu wa salaam ndax bu ñu dund bay fête 139e anniversaire te chaque jour gis nga ni muy mel jàmmalaay wax duma sax intérieur mais extérieur bi kenn xaajatu si kon ñu xam ni lépp dëgg la ndogalu sunu borom la il faut que àdduna xam ne lii ndogalu sunu borom la ak cëru nit ku ñuul la yàlla moo nu cëral Baay Laay ñun xet gi ñuul dañ ko war a sant yàlla bu baax ñu ne alhamdulilah rabbil alamin la ñuy wax waaw. ndeysaan ndax yaakaar naa grand bi tënk na lépp soxlul sama koy posé waat beneen question tey ji su ma lay am lu ma lay laaj rek dama la naan yaa ngi ni LTV fi nga xamante lii nga xamante ne mooy Light TV tey ji soo amoon looy wax àddina loo leen di wax yaa ngi jàkkaarloog àddina ci ban kii ci loo leen di wax non man de lu may wax dëkk bi daal li may wax mooy man éducation bi rek laay wax te li ma wax si éducation mooy nañu moytu internet bi yàq na éducation bi képp kuy taaliba Laayeen wala ngay jullit xoolaatal bu baax sa bopp par rapport ak
internet bi. Chérif Baye Ousseynou Laye yàlla na yàlla yokk leeram moom daan toog naan ñu internet bi dinañu jëmee foo xamante ni ëllëg di nga toog sa kër jënd sa conteneur sa xaalis dem sa conteneur ñëw te doo bouger loolu ñun xamuñu woon lu muy wax mais tey lépp leer na la mu la Chérif doon wax yëpp dafa leer tey ci internet bi donc nag jàngukaay la war a doon mais mu ngi yàq éducation bi rawatina nag ñun nag sant nañ yàlla ndax ñun magu laayee ni muy suñu sëriñ muy kilifa ñun ñëpp ñu nekk membre yi nekk ci laayee doon ay kilifa wala ñu ay personnalité kenn déggu leen ci appel ci internet bi ñuy wax lu ñaaw jamais de la vie du suñu sëriñ yi du suñu personnalité yi kenn déggul kenn ñoo wax lu ñaaw loolu moom dama ciy sant yàlla ñeneen ñi ngay def nag nañu xam ni loolu bokkul ci éducation ñoom mag ñi ñu ngi yàq éducation xale te ñu ñoo war a defar éducation ñun nag taaliba Baye Laye alayhi salaam personnalité Cambérène yi ak sëriñ seeg ñëpp alhamdulilah rabbil alamin ndax buñ ko déggoon tey ñun benn personnalité toog na si internet bi wax lu ñaaw tey ñun ñëpp duñu neex ñu sant yàlla bu baax yàlla na yàlla defar daal éducation bi yàlla na yàlla gën a dëggala teg ñu si yoonu siraatal mustaqim teg ñu si njàngale ak Baye Laye alayhi salaatu wa jërëjëf grand Seyna kontaan nan ñu ngi Cambérène ba léegi yaay booy maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay. yaay booy mbokki fan. mbokku Cambérène gi man ngeen fekk ma. fii mooy sama cosaan. instant bi am nga ay gan ñu lay dalal. waaw sama kër yaay yaa nekk fii kër yàlla gëm yàlla ba. ak kër maam Soog Jaw ñu ñëw fii ak suñuy bokk dëgg jógee Apix. ñëw fii dalay gan ni waaw. instant bi gis nga actuellement Cambérène ni mu xatee nii ban jàngat nga am ci woote bi. woote bi moom day gën a xat rek ndax ñëpp a ngi wuy si ñañaaw yaa ngi wuy si jinne yaa ngi wuy si ñëpp nga wuy si day gën a yaatu rek dañuy ñaan kay yaay na yàlla gën a yàgga yéen fi yàgga fi Baye Abdoulaye Thiaw yàgga yéen fi yéen tere bu bees bi moom la ñu ñaan waaye yii day gën a xat rek des na tuuti kenn dootu fi xat. jërëjëf yaay booy yaa ngi nii LTV yaa ngi jàkkaarloog àddina looy wax waa àddina. waa àddina maa ngeen di woo ñoo ngi sant di gërëm ñëpp di woote nag si woote Baye Laye bi ndax Baye Laye moom kenn umpaliw ko liggéey na fi liggéey bu màgg bind na ko def na ko si ay téere kenn umpaliw ko waaye yéen tamit seen téere bi maa ngi koy ñaanee mu furundi mel ni sooro bi si Médinatoul Mounawwara yaay nañ leen dégg fu nekk yéen ñu ñëw wuy si Baye Laye di leen fay incha allah. jërëjëf yaay booy ñi ngi fii Cambérène ba léegi fi nga xamante ne fii lañ ubbee woote sanga ba xayru naas maam libaas njiin gën fuuf dara du leen ci rëcc fii ci LTV